merci beaucoup Ameth Ndoye ñi ngi fii tey ci ndogu ak un grand boo xam ne nekkatul ku ñuy présenté ci hip hop Sénégal nekkatul aussi ku ñuy présenté ci jeunesse au Sénégal en particulier aussi bokk na ci li nga xam ne moo di membre fondateur bu mouvement Y'en a marre moom mooy borom Jolof for Life mooy Simon ñu ngi lay ziar yaa ngi ci mbégte ko. waaw yal na yàlla nangu ziar ñu ngi lay nuyu Baara di nuyu tamit internet yu ñuy seetaan di nuyu équipe Seneweb bi yëpp directeur bi ba ci waaw caméraman yi technicien yi. et di leen remercier ci dalal bi. voilà étant artiste ñu nekk ci weeru koor te dañu seetlu weeru koor bu jotee yéen artistes yi da ngeen di métte tegee lépp de côté pour jublu ci du ma ne sax jublu ci jaamu yàlla bi mais pour gën ko yokk quoi noo koy dundee. waaw weeru koor comme ni ko ñëpp di dundee rek dañuy voilà gën a delloo xel yi day gën a nekk ci yàlla parce que mois la boo xam ne mois bonus la comme ni koy gars yi di waxee. donc da ngay parfaire wu di jàng yenn saar yoo xam ne maîtriser woo ko wala yoo xam ne xamoo signification bi nga jàng traduction bi mais sinon waaw job bi du arrêté parce que ci job lañu nekk guddi gi studio bi fii laa ko indi sax ci néegu xale yi donc da ngay enregistré bëccëg bi temps yi damay def ay cours yu may def donc normalement comme ni ko gars yi di dundee quoi. mais sa côté artistique sa côté artiste du la yóbbu maanaam ci yeneen monde quoi parce que tamit bu ñu nee weeru koor weeru yërmande la weeru jaamu yàlla la weeru jéggalante la ak yooyu noonu maanaam sa côté bind quoi ndax du la yóbbuwaat ci beneen monde. non parce que ñun yàlla dafa def suñuy bind en général du ma ne tout le temps mais 90% voire 85% c'est du vécu. Donc voilà c'est soit engagé c'est soit pour conscientiser waaw soit voilà benn affaire bu la métti nekk sa xol donc ça va de pair daal pour man ak diine bi parce que day dëggu day profond et day yeete day dolli doomu aadama quoi. ñu xool aussi tamit ci weeru koor gi dañuy gis sa mbokk artistes yu bëree bëri dañuy def ay gestes dañuy def aussi ay ndogu. am na sax ñenn ñoo xam ne dañu d'accord ci def affaire yooyu noonu mais d'accorduñu ci le fait que ñu koy filmer di koy wane ci internet beeg ci télé yi quoi. bon man je me dis bu dee da ngay wane tamit pour jox keneen exemple pour mu def ni yow c'est bien xam nga Sénégal nag dëkku jugement la boo defee ñu wax boo deful ñu wax fii da ngay def ni nga ko sentiree rek man loolu laa gëm quoi li ma aar bi jàngal loolu la mooy. fais comme tu le sens fais ni nga ko yëgee teg ko ci ay charte yu baax et laisse les gens parler quoi. ci kaw loolu aussi gis nañu artistes yu bëree bëri jot nañ juboo ci biir weeru koor gi ku ci mel ni ak bees ak Ngaaka Blindé bi nga xam ne da ko invité ci ndogoom mu profité ci jubale ko moom ak Matadi naka nga ko gisee en tant qu'artiste. waaw lu baax la avant ñuy nekk artiste ay doomu aadama lañ avant ñuy nekk hip hop rappeur ay doomu aadama lañ. ay doomu aadama lañ ay chrétien lañ ay musulman lañ ay nit yu gëm yàlla lañ à la base donc lépp loo xam ne da lay jëmale kanam ci wàllu diine bi ci wàllu spiritualité c'est la bienvenue maintenant ñenn ñi ñooy yor seen xel bu gàtt naan non kon day yàqal hip hop bi dund mel ni hip hop bi pour mu dund il faut clash am non boo créatif nga ingénieur nga teg ay sound yoo xam ne voilà day laal nit yi. donc forcément affaire yi day dem yoonam mais pas wékk ko rek ci ay clash li ñu def dañ koy rafetlu et voilà c'est conseillé képp ku ko mën a def na ko def bu mu sax xaar ay caméra wala ay invité ndogu mooy dëgg quoi. dañuy des ci hip hop bi tuuti parce que tamit grand nga boo xam ne mën naa ni bokk nga ci régulateur u game bi bokk nga ci tam ci fédérateur yi parce que am na événement ba doon def grand théâtre profité woon nga ci ba invité woon Dip Doundou Guiss ak Ngaaka Blindé sur scène. affaire boo xam ne kenn xaaru ko woon yow nga fexe ba réussir loolu à l'époque mais après dafa mel ni la nga defoon yëpp du question dafa yàqu sax mais dafa am cassure encore dañ delluwaatoon ca la nga doon bañ ñu nekkaat ci entreclashante jusqu'à ce que ces temps-ci ñu gis Ngaaka Blindé ak Dip Doundou Guiss ku ci nekk wax na parce que Dip nee na dañ leen proposé woon 35 millions ak leneen pour ñoom ñaar moom mu bañ après tamit dégg nañ Ngaaka nam ci réagir yow naka nga gisee loolu maanaam le fait que Dip bañ loolu noonu Ngaaka nangu woon combat boobu noonu aussi ak fi ñu mujjee nii. bon ku nekk li nga bañ peut-être yaa am ay raison li nga ko bañee
waaw donc kenn nangu tamit moo am ay raison man je me dis loolu c'est pas xam nga yaa ngi ne man pour man ñu ngi ci jàmm pour man ñoom ñu ngi ci jàmm parce que déggoo Dip dem na dóor bal Ngaaka déggoo Ngaaka dem na dóor bal Dip déggoo ay embuscade am na ay te hip hop bi yàgg na dund loolu yàgg na dund loolu mais li am solo rek mooy man tant que maa ngi sentir ne ñoo ngi avancer ñoom socialement saa yu mu leen gisee gis ne am na yokkute moo xam ci wàllum xam-xam la wala moo xam ci doole poche la man damay ne alhamdulilah quoi parce que c'est tout ce qu'on leur souhaite mooy ay temps mënuñu la woon mënuñu la woon lu bëri seen bopp mënaluñu woon ñu bëri seen bopp tey ñuy dem bay gérer ay famille di gérer ay bon pour ngaaka laa gën a jege tey ki paye les études ay rakkam xam nga jëndal yaayam chambre à coucher bu bees ay chaîne or ay et cetera je le dis parce que je le sais loolu fierté la parce que fekkee nga démbam fekkee nga bu muy nekk underground fekkee nga bu muy tar tey da nga koy woo mu ñëw gaare otoom nga ne alhamdulilah lii lañ ciy wut ko doo ko gis ne ko booy tu vois malgré qu'il est jeune mais dafa am ay responsabilités di pareil quand on m'explique yenn business yu muy nekk di ko teg di ko handle waaw parce que fekkee nga tamit ay début fekkee nga bi muy tar di jóge Grand Yoff di ñëw Médina studio ba et cetera donc voilà gis nga tamit ci net bi ci saay fa donc tey boo gisee mu mënal lu bëri boppam dem ba tey pandémie am mu yëkkati morning jënd ay saaku ceeb ñëw distribuer waa koñam kooku doo ko wax booy tu vois donc man loolu laa leen di yéene quoi mooy ñuy toj affaire yi ñuy naan jet privé wu Ngaaka Blindé xam nga waaye yow château wu Dip Doundou Guiss xam nga ñun loolu la ñuy ñaan ak ñeneen ñi ñëpp tous ceux qui sont derrière ñoom Is Hakil One Lyrical Rifu ñëpp ñu leen di ñaanal mooy koom affaire bi di ñuy jëm kanam quoi. mais koom boobu noonu yow bokkoon nga ci ñi nga xam ne dañ doon dox pour que artistes yi am koom mais après dañu seetlu am yenn yu bëree bëri yu am ci biir est-ce que dina yomb que artistes yi waxuma la ñooñ nga jot a cité mais ñeneen ñi am ci koom ak affaire yi nga xam ne parfois da ngay bëgg a teg dara sax nit ñëw ci suuf rocc ci benn pièce affaire yi wàccaat est-ce que dina yomb pour que gars yi am dund carrément ci seen art quoi les artistes rappeurs. si tu comprends. parce que tout le temps damay dégg da ngay dénoncer li nga xam mooy animosité bi am méchanceté bi jalousie bi yooyu noonu quoi. loolu mënul ñàkk affaire de doomu aadama la mais xam nga suñu game dafa am ñu comprendre ak ñoo xam ne duñu mës a comprendre te tey suñu game boo xoolee ñëpp ñi fi jot a jaar depuis le début PBS daara ji ba tey nouvelle génération bi mën nga jàng ci carrière ñu bëri am na ñoo xam ne dañ doon wax rek wax kese fiilu courant fiilu micro sax fiilu jack wala piilu micro sax teguñu ko fi am na ñoo xam ne nag dañ doon jëf am na ñoo xam ne nekkoon nañ ci benn mën nga jàng daal bëgguma dugg ci yenn détails li ma mën a wax gars yi rek mooy hip hop bi doy na livre doy na expérience boo comprendre teg ko ci yoon munoo muusa ko waane ba doo lekk sa lekk du ci Didier Barre du ci Simon il suffit juste nga comprendre teg ko ci charte dawal ko handal ko am équipe bu baax maa ngi répété waat équipe bu baax ñetti yoon structuration gis nga loolu boo ko amee talent détail la parce que tey da ngay gis ñëpp aay ñëpp lay rabal ay rab yu doy waar ñëpp lay defal ay textes yu doy waar mais da ngay toog 2 mois 3 mois après dootoo déggati booy bi 1 an 3 ans après dootoo déggati groupe bi pourquoi parce que derrière donc li may wax gars yi rek mooy na équipe bi baax nga teg ko ci yoon boo comprendre wallaahi da ngay lekk. mais ñi bëree bëri jotul ñu ci dund comme nuñ ci war a dundee parce que mu yóbbu leen que ñu dem tukki yi jàppee ko ay départ volontaire te bu ñu seetlu en général ñi nga xam ne ñoo jóge fii dem tokkaaw ba ñoom dañuy sànni xeer ñi nga xam ñoo nekk fii yow na nga gisee loolu noonu. te y a des gens yoo xam ne wax dëgg lu métti ñi ngi fi di ñàkkante affaire beeg booy yi di jàppale booy yi di investir di bay studio di def ay compétition ak yeneen mais am na ñenn ñoo xam ne dañu préféré dem bitim réew mais le fait que ñu nekk foofu noonu dañ naan noo fii nii amatul dara di sànni ay xeer ak yooyu noonu quoi. waaw seen xalaat la fii gaa yaa ngi sant yàlla alhamdulilah affaire yaa ngi dem affaire yaa ngi avancé nit yaa ngi koy handal nit yaa ngi teg seen structure
maintenant ñi dem tamit li ñu leen di ñaanal rek mooy ñu fekk fa li ñu bëggoon seen biir xol yàlla jàppale leen ñu nekk ci ay conditions yu baax fexe ba am koom ñëw sax defaat ko ci hip hop bi loolu la ñuy. je pense que ñoom dañ defaat koom ci hip hop bi. waaw dina am du ñàkk peut-être pas ñëpp mais du ñàkk mais du xam nga yàggul dara maa ngi déggante ak Manu BMG grand Manu ma koy nuyu au passage fekk ñu doon wax ci ay projet ma waroon ñëw Belgique ak sama mooy orchestre bi ma tegoon traditionnel bi percu mu doon ne année boobu dafa programmé woon Nix mais defe naa pandémie bi mujjul am donc xam nga kooku mu ngi continuer di xalaat Sénégal di xool ñan lay programmer Blow bu Tigrim bi am nañu ay projet à Berlin mu ngi koy handal moom it côté am tey instant dugaat na studio ñu ngi xool ay salle nan la ñuy def ba fay organiser ay affaire hip hop Galsen Master P te mu nekkoon rap 221 kazalika yàgg nañu waxtaan ci affaire yooyu tey mu ngi fii tijji na rap 221 te dafa dem pourtant dafa ñëwaat tijji donc am na ñu koy def Abbas ñëwaat na tijji structure am yenn clip yu bëri ay moom la ay clipu 313 bu bees bi moom la man am na benn vidéo bu ma defal One Lyrical ak Abiba moo leen defal vidéo donc moom ñëwaat na installé structure am di job donc c'est waaw gaa yaa ngi ñëw gaa yi nga xam ne dafa sax seen biir xol mais xam nga nit moo lëndëm quoi mënuñu wax lépp mais li ñuy ñaan daal mooy ku dem woo wala ku toog yàlla na la yàlla def nga li ngay mbëbët sa biir xol yàlla na la ko yàlla may bu dee jig na la et puis mu doon li gën ci yow quoi. dañuy ñëwaat tuuti ci weeru koor gi gis nañ ki nga xam ne tey ji mooy suñu invité muy Mouhamed Mahi Touré bi nga xam ne xale bu ndaw la gagné li nga xam moo di récital Coran bi nga xam ne moom la Abdoulaye Dia bu Sénico di ko nuyu de passage defoon aussi tamit gañewaat beneen boo xam ne mi ngi doon amee foofa ca Maroc lan ngay dénk xale bi nga xam ne mën nañ ne sax sa moromu doom la mu gagné concours yu mel nii ci alxuraan. macha allah rek macha allah di ko ñaanal yokkute xéwal sutura waaw di ñaax ñeneen ñi rek surtout parents yi pour ñuy lu am solo la quoi nga xam sa diine donc teel a jël xale yi utal leen prof wala yóbbu leen daara yenn saa ay vacances yi c'est important en tout cas ñu koy encourager di ko féliciter te di waxaale tamit état y a pas que l'école française donc daara yaa ngi fi tamit donc war nañ leen gëstu tegal leen ay canevas yoo xam ne waaw dinañu am les mêmes chances que ku am bac école française ak ku am bac arabe ñu méngoo quoi donc loolu la ñuy ñaax suñu dirigeants yi et di jaajëfal bu baax ku mel ni monsieur Abdoulaye Dia Sénico gis nañ yu muy def di voir par envers daara yi récemment li mu def te kilifa seeti woon ko ba mu accordel ay famille yu bëri te moom terrain am gagné woon procès bi mais décidé leen may dëkkuwaay yi donc du geste yu ñuy gis chaque jour donc di rafetlu genre geste boobu et di ko ñaanal xéwal sutura yokkute ci zahir ak baatin. léegi dañuy ñëw ci projet yi parce que yaa ngi studio récemment bi ma lay mujjee invité dans Kepar Hip Hop am na affaire yow ma dégluloo woon ci oto bi loolu fu mu toll ak aussi tamit lan ngay xaar quoi pour génnee loolu noonu. tata Covid rek xaw ma tonton Covid. non mais si moo waxtaanoon nañ yow Covid warula mun tere def li ngay def. non Bara xam nga ci oto bi nee naa la bés boo déggee ne Simon génnee na album rek mooy jàppal ne am na lu bëri ci ginnaaw lu ñëw laxasu donc du lu may génnee nii parce que on a passé beaucoup de temps daaw la waroon génn Covid gi ñëw ñu reculer mu amaat ay son yu bees IS 814 ñëw jël ay xalaatam yokk ko ci indi ay beat teg xam nga ne ma wooye grand ok. nii ngeen di rappee d'accord mais essayé lii ma essayé affaire bi neex ma jëlaat beneen direction ma demaat ba ci yàgg ma am projet wu les leçons rappées mooy di rap ci ay Thierno Souleymane Ba la charte du Mandé Ndate Yàlla Mbodj Cheikh Anta Diop les Moussi et cetera ma nekk ci loolu donc Covid bi tamit joxoon ñu temps bu bëri parce que amoon na ay confinement donc da ngay tëju job donc instant dafa bëri te dafa xaw ma sax ban laa si njëkk a génnee xaw ma ndax projet leçon yi laa si njëkk a génnee xaw ma ndax projet hip hop bi laay njëkk a génnee xam nga man damay enregistrer rek bee passé génnoon naa triple album mënu ma ñëwaat génnee triple album donte sax instant yi nii mën naa la génneel quadruple album ak li fi nekk. donc loolu la ñuy xaar quadruple. waaw non mais bii pas du demee noonu bii pas ça sera plus structuré te comme ni mu la ko waxee bés boo déggee ne si moo génn na rek jàppal ne. ci côté événementiel aussi tamit gëj nga ci yëngatu. waaw am na yu ñuy xalaat parce que xam nga bi may génnee Craziest but bi mooy demoon nañu ba waxtaan ak Ndiaga donc dañu bëgg a récupérer waat cosaan
def ay matinée yi comme ancienne matinée yi sound yu yàgg ya ay Loonies ay Agathe Five on it xam nga ay indiwaat ay Tupac yu yàgg yi California Love ay sound u Zaman yu njàgg yi Black Mbolo Sunu Flavor PBS back to the roots quoi dekkil jamono yi parce que am na ñoo xam ne dañuy bëgg di déglu sound yooyu mais amuñu fu ñu koy déggee amuñu cadre donc loolu moo taxoon ñu def Craziest mais moment bi ñu ko waree lancé man après moo amoon benn tournée tamit bu ma fi daboon moo waroon dem Amérique du Nord donc bi ma jugee Amérique du Nord ñëw après ci la Covid ñëw donc mënuñu woon def lu bëri mais instant ñu ngi ci album bi Korité incha allah am na benn vidéo buy génn lendemain Korité am nga exclusivité bi sax. est-ce que mën nga ñu may aussi tamit titre bi. waaw ci savoir faire local lay wax mooy ci suñu artisans yi valoriser suñu artisans yi valoriser li ñuy def xam nga genre yi xam nga ay yére yi may sol nii li manjoon moo ko ñëw tubéy bi maam Cheikh tu vois gars yi di defar dàll yi ñoom Bamba Lamotte Cheikh dàll xam nga ñoom waa seen patchwork ñoom Adam donc valoriser un peu wan gars yi ne tey boo bëggee sol lu traditionnel gars yi dañ koy def boo bëggee sol ay costume cravate ñoom mu ndaanaan ñoo ngi fii ñoom Mo Fashion ñoo ngi fii ñoom Gorbatchev bi nekk série bi doon joué Idole te léegi nekk maîtresse d'un homme marié ñoo ngi fi def ay costume ay tenues traditionnelles au lieu ñuy dem di jënd ay made in China wala yeneen réew nañu suqali suñu koomu réew quoi parce que tey boo jëndee ci artisan bi tu moom rek ngay dooleel mais cordonnier bi ku muy jëndal matière première fil yi tissu yi der yi et cetera donc chaîne la donc man ça fait 1 an li may sol yëpp presque artisan yi fii from Sénégal lay doon tu vois made in Galsen donc sound bi ci loolu lay wax SFL savoir faire local xam nga daa am ñuy solu am ñuy sanse am ñu naturellement élégant jegesil jeew solo dañu kaa mën dañu dem ba mujj si doon xam nga ku arrogant voilà genre jàpp yooyu quoi. voilà mënuñu ñëw fii ba dem te duñu wax ci actualité aussi parce que gis nañ ki nga xam ne moo di Guy Marius Sagna démb dafa demoon Nianing pour benn cause bu noble mais malheureusement il a été on peut dire humilié entre guillemets ndax nga gisee loolu. non pour man du humiliation xam nga booy def genre combat yooyu lu la ci munti dal du humiliation au contraire pour man yokkute la. parce que tey permettre na Sénégal yëpp xam problème mu xam nga ñooñu dañu jógoon pour bloquer pour barrer ay jóge fi mais tey Sénégal yëpp yëg nañu fa xew donc su luubal naroon am foofu mënatul am parce que bët yëpp a ngi foofu journalistes yëpp a ngi ciy wax activistes yi yëpp ñu ngi ciy wax tu vois donc te ñëpp dañu fas yéene lëkkaloo autour de Guy pour loolu donc instant nii dañ ko dooleel donc pour man du humiliation maintenant message bi kañ mooy ñooñu ñuy yabal ñuy def seen yëfu xale yooyu nañu moytu quoi parce que n'importe quoi mën na lañ ci dal parce que tey mën nga commencer ay mais doo xam fu muy mujjee donc fu ñuy waxee rek mooy loolu du jàll seen intimidation yooyu du jàll tey du jàll suba du jàll gannaaw suba gi tamit muy gën a moytu xam nga gën a sécuriser boppam parce que Sénégal da ko soxla xam nga man démb jot naa ko tu vois mais ay moom da doon déconner sax ak man ci téléphone bi. mais il est hospitalisé. bi ma koy jot en tout cas demaguloon après laa gis que ne il est dañ ko yóbbu hôpital mais bon bi mu koy jot franchement voilà da doon déconner quoi mu ne ma waaye waa mais grand nu mu demee nii lu xew ne waaye mais dañoo nox rek xam nga di ree affaire yooyu xam nga rek gi moom lépp lay banaliser quoi mais li ñuy bëgg a wax rek mooy ces tentatives d'intimidation ne passeront pas et du ñu bàyyi mu jàll et surtout ñu def loolu du ñu bàyyi mu jàll waaw am na nag luy waaj a xew mais bon du fii lañ koy waxee mais am na luy waaj a xew. dama naroon tëj émission bi mais da nga wax ay affaire intimidation sama xel dem ci récemment le discours du président Macky Sall fi muy ñëwee woo sénégalais yu bëree bëri foofu ca Diamniadio daal di promettre 66 000 emplois si je me trompe pas aussi wax ne li fi amoon du fi amaat comme genre dànkaafu te yow bokk nga ci ñi nga xam ne à chaque fois bu réew mi soxla da ngeen di jóg taxaw. bu naanee 3e mooy ataaya 3e. li fi amoon lu raw loolu ay amaat. ataaya 3e rek moo mën a yëngal. ataaya 3e ak yeneen xam nga dafa jëkkoon ne j'ai compris. On espère qu'il a compris. Espérons qu'il ait compris parce que nit yi dañu mer te
dootul affaire de sax ay activistes wala ay mouvement dootul ay affaire u militant tu vois sénégalais yi ci boppam ñoo am benn ras-le-bol général et lu ndaw day yëkkati gaay ñoom xam nañ ko maintenant nag ay intimidation li fi amoon dootu fi amati on comprend c'est la politique l'État ne doit pas paraître faible ñun lecture yooyu am nañ ko peut-être sénégalais lambda bi mënul am lecture mais ñun lecture boobu am nañ ko mais lu ñu mën a wax rek mooy ay waxu troisième mandat ay yenn waxu arrogance yu yenn ministres yi wala yenn dirigeants politiques yi di entretenir il faut stopper tout ça le peuple n'est plus berne benn moment am na yu bëri yoo xam ne dootuñu bàyyi mu jàll donc nañu ñaanal Sénégal dal rek parce que Sénégal soxlawul loolu. Simon ñu bàyyi la nga tàggatoog ñi nga xam ñoo doon seetaan ndogu ak waa Mbecté Koor plateau bi. di leen remercier ci dalal bi di jéggalu su fekkee ne wax nañu lu ëpp di ñaanal ñëpp kooru jàmm di ñaanal ñëpp kooru jàmm di wax tamit suñu rakk boobu bu mu ñu fàttee ci ñaan waaw ku Mohamed waaw kon sama turandoo Mohamed bu ñu fàttee ci ñaan di jéggalu su fekkee ne wax nañu lu ëpp man nag xam nga man moom du ma waxkatu njaaxum donc ay waxu buzz yooyu wala ay titres les révélations man moom voilà man je suis sage tranquille dans ma place donc di la remercier di la ñaanal yow it parce que depuis Top FM ñu ngi gis jéego yi ñu ngi gis professionnalisme bi defe naa loolu moo am solo di ñaan yàlla Simon bu démb nekkaat Simon bu tey ci jikko ci mind loolu la ñuy ñaan et di ñaan yokkute waaw bañ a wàcce yoon bi ñu nekk quoi amiin. merci beaucoup à Simon merci beaucoup à ñëpp ñi nga xam ñoo doon seetaan li nga xam moo di ndogu ak Simon merci beaucoup Ameth Ndoye ñu delloo la antenne bi jaajëf.